jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am nuñ koy defee mbégte di fas yéene di saafonteeg ñi nga rawatina ñu nekk bitim réew ñi nga xam ne leen confiné ak ñu def seen auto confinement sax fii ci réew mi di gis ne jàngoro ji di coronavirus ngi wéy di lëmbee àdduna tey ci réewum Sénégal mën nañoo wax ne am nañu weer ba ñu njëkkee gis premier cas de Covid-19 fii ci réew mi waaye tey dañuy tàmbali ñu live di wax rek ne ñi ngi jaale àdduna bi yépp askanu Sénégal ki nga xam ne moom la ñu njàkk mooy ku njëkk di Pape Diouf Pape Diouf nekkoon ku sigil réewum Sénégal ci fa mu nekk di fa yëngu ci wàllu football nekkoon koo xam ne wane na fulla ak fayda ci africain ni muy taxawee ci milieu boo xam ne dafa doy waar daanaka moo njëkk a nekk noir bu jiite club di Marseille ca France ju daan faral di déglu saa su ne ay kàddoom ci plateau yi nga xam ne dañ koy invité mu ciy wax xalaatam yàlla defoon na mësoon naa dem ba Marseille la grande interview def ko ak moom may wax fii ne Pape Diouf sénégalais dëgg la damay fàttaliku bés boobule ñu demee ci Marseille ñu def interview bi bureau ba pare muy yóbbu këram ñu dem këram jur boobu heure reer jot suppu kànja lañu reere teg ci lëwal ak deuxième suppu kànja lañu reere teg ci lëwal ak deuxième kon Pape Diouf ni ngi koy gisee ci télé yi ak nu leen jàmmaarloo ñu bëri mën nañ jàpp sax ne li ñuy wax rek sénégalais bu nekk France bu gàlli la déedéet te poñ yi bëri gars yi di wax ni ñuy souligner nañ def ndànk rek benn par benn dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci loi d'habilitation bi dinañ ñëw ci corona bi dinañ ñëw ci ponk yu baree bari yoo xam ne dañ ko waxtaanee tey ji mais dama bëgg ñu ànd dal ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu fas yéene def lu tax may wax loolu tey jii réew mi toll na foo xam ne képp ku sol mbubbu politique danga koy summi teg ko fële looloo waral njiitu réew mi président Macky Sall wane exemple bi recevoir opposition bi benn par benn wax leen li mu nam ma def den ñëw ci loi d'habilitation bi parce que sax sauvé nañ ko ci fi nga xam ne di ci assemblée nationale ndax amendement biñ ci def loolu yëpp dañ ci dellu si waat loolu yëpp bu ñu dalee rek wala ñu may déglu bu baax jarul ñu ci def ko dinañ ci dellu si parce que bokk na ci poñ bu ñu nar a waxtaane tey jii parce que loi boobu sauvé nañ ko den ci dellu si waat waaye laata loolu nee naa leen weer a ngi nii njëkk a gis suñ premier cas de coronavirus tey gis ngeen ñu ngi wax ne au total soo gisee li ñu génnee ci li nga xam ne moo di kaawu tey bi gis nañ ne gaa yi génne ko dinaa leen jox léegi li nga xam ne moom le ministre bi wax nee na tey si jeudi 2 avril 2020 ministre bi nee na sur 127 tests yoo xam ne réalisé na leen 5 sont revenus positifs ci 5 yooyu 2 cas importés la boo déggee cas importé mooy yu jóge bitim réew 3
cas contact suivi par nos services mooy cas yoo xam ne dañ leen suivre ñoom lu toll ci 10 patients hospitalisés contrôle na leen négatif guéri kon dañ nañ ñoom moom la ñu wooyee guéri donc si jour tey bi nee nañ am nañ 195 cas déclarés positifs donc 55 guéris 1 décédé 1 évacué 138 ñoo nekk sous traitement 138 ñoo nekk ci sous traitement 138 ñoo nekk ci sous traitement ci loolu dama fay taxaw tuuti nañu delloo njukkal personnel médical nañ leen delloo njukkal lool lu ñu def du doy personnel médical bi nañ leen delloo njukkal torop naam seen liggéey la waaye nit ba bu nekkee ci liggéeyam waaw góor yàqu ci dara kon nañ leen delloo njukkal bu baax a baax jamono ji du waxu politique te ko fële parce que ñoom dinañ xewaat après ñu dellu siwaat ñun suñuy affaire kon delloo njukkal personnel médical bi jafe-jafe yu ñuy dal risque yi ñuy jël parce que dañuy wax commandé nañ médical kon yegg seegul commandé nañ yegg seegul kon ni ngi jël ay risque te soo xoolee am na région Ndar Ziguinchor tey ji épicentre bi dëgg Dakar la te luy mandargaal na tëwuñu pour régler problème bi mooy lu koy mandargal mooy Touba ba nga xam ne dañ doon wax ne foyer la tey jii ba fa militaire yi demee dafa ak lañ fa def yépp ak mettre en quarantaine gis nañ fa saafara maanaam gis nañ fa ay avancées majeures gis nañ fa ay avancées majeures kon feebar bi soo xoolee bu baax a baax boo jàngatee rek xam nga début bi dañ doon wax affaire bi foyer incubateur bu mu gën a am Touba la waaye dégg nañ médecin chef bi waxuma man de médecin chef bu Touba mu ne sant yàlla laal bant lu ko wala joxe kaafatan nga puuj sax lañuy wax buñ catu suñu bopp gis nañ Touba nelan ne kaay juróom-ñaari fan toog nañ gisuñu kaa kon sant yàlla bañ wax ne kër yi nga xam ne dañ leen mettroon en quarantaine toll ci ñent ci lim ñaar yi quarantaine yi war nañ ko mën a dindi kon loolu jàngale gi mi nga xam ne mën nañ ko cee jëlee moo di lan moo di feebar bi mën nañ ci jël ay matuwaay soo xoolee tey jii lii docteur Abdoulaye Bousso wax nee na 40% 195 cas positifs yu ñu gisagum ci weer bi 40% dañ ko importé maanaam 40% de 195 ay nit ñu bàyyeekoo feneen ñu dugg ci réew mi indi ko fi ñooñu nag ñoo contaminé lu toll ci 56% moom la ñuy wooyee cas secondaire ni mu ko expliqué donc 40% yi importé ñoo contaminé 56% secondaire tey jii Dakar moo ëpp cas wax nañ sax axe bi lu ko dalee Wakaam Ngor Yoff loolu lañu wax ci médecins yi ñoo ko wax démb ba ma dalalee docteur cabinet bu ministre bi wax na ko docteur Aloyse Waly Diouf nee na am na 4 cas communautaires loolu boo ko additionné moo lay jox 100% yi 4 cas communautaires 4 cas communautaires mooy lan mooy cas yoo xam ne mënoo ko relier ak dara mënoo wax ne kii moo ko jox
pour nga mën a relier chaîne bi pour mën koo xam loolu ñoom ñoo ko wax nee na suñu li ñuy wax pic bi nag xamaguñ kañ lañ koy atteindre maanaam kan la ñuy wax ne jàngoro ji mën na yegg ci yenn niveau yi mais li ñu seetlu soo ko xoolee ci données yi ñu jox mooy de plus en plus mi ngi tasewu à condition aussi que ñu continuer liggéey bi bañ a naagu de plus en plus mi ngi tasewu parce que ba le passé demoon nañ ci ba 165 cas 160 ba may tiit di wax ne est-ce que ñun fii ak jeexitalu ay bés bi du ñu yegg ci 200 tey ji mi ngi tasewu ba ñuy wax ne 138 ñoo nekk sous traitement en ce moment mais loolu prise en charge ci hôpitaux yi la ak service médical bi mais li koy faj mooy lu professeur Moussa Seydi wax nee na défi bi nekkul ci lan défi bi nekkul ci prise en charge bi déedéet défi bi mi ngi nekk ci prévention maanaam ku nekk nan ngay jàppee sa bopp fexe ba jàngoro ji nga moytu ko kon prévention bi mooy défi bi am na ñoo xam ne ñi ñu jël dugal ci hôtel yi ñuy wax mais li docteur bi wax dafa leer man waxuma de moo ne am na cas yoo xam ne soupçon lañu am ci ñoom maanaam dañoo nekkaloo nag ñenn ñoo xam ne maladie bi dafa dugg ci ñoom comme maladie bi dugg ci ñoom nag ñu ne xaaral ñi ñu dugal leen ci hôtel bi pour def dépistage bu leen dépister ñooñu bu nekkee yaruñu doomu jàngoro ji dañ leen di bàyyi ñu dem kon c'est pas parce que jël nañ ay nit dugal leen ci hôtel yi ñu réquisitionné Ngor Jaaraama wala King Fahd rek ñooñu dañoo yor doomu jàngoro ji soupçon lañu am ci ñoom kon may wax ci loolu ne il faut que ñu delloo njukkal suñu personnel médical bi bu baax a baax ci prise en charge bi nga xam ne wane nañ ko ci farlu bi te nag nañu waxante dëgg lépp matul ci réew mi du réew yépp la matee dama ko doon tënk di ko schématiser fu yomb feebar bi du président wu du ministre wu du kenn dafa dal askanu Sénégal kon ñun ñëpp ñoo war a jóg taxaw pour mu jóge fi ñu nekk ci jàmm àndandoo nag ndax lu France lu mu attanul ñun mii ñi ko mën dëgg fii yor ko ci këpp laa wax de waxuma la sax faju ji France ci këpp lañuy faju jee lañuy def France ci këpp xool rek ca wér gu yaram sa état de santé France lañ koy def jee ci këpp boo leen laajee ñu ne plateau médical beeg santé moom moo gën kon bu nekkee ne France moo attanul feebar bi ba jamono yi ñu nekk ci jafe yu tar ak werante yu tar ci chloroquine bu DJ Raoult génneeg loolu yëpp ñu ciy wax ba tey ji ñoom ñi ngi jaaxle démb Édouard Philippe était auditionné par l'Assemblée nationale française de même que le ministre de la santé war na fa jaar kon bu nekkee ñu ñooñu ñoo am ay jafe-jafe tuddaguma Espagne tuddaguma Italie tuddaguma États-Unis ñoo am ay jafe-jafe massa ñun kon bu ñu gisee ne ñi ngi ciy góorgóorlu ba war cee mën a am li nga xam ne moo di un peu de satisfaction parce que un mois parce que lu tax ma leen di wax loolu bu ñu xeeb suñu réew parce que un mois lañu def ñun ñoo njëkkoon am ay cas de coronavirus réew yu bari dama ciy jox benn mandargal rek tey jii Burkina Faso ñun ñoo ko njëkkoon a am cas de coronavirus démb maa ngi waxtaan ak sama benn confrère boo xam ne ñoo bokk benn kuréel mu may expliquer na ma ñoom ñu ngi ci 240 cas
ñu ngi ci 240 cas 240 cas établis ak yeneen yoo xam ne ñu koy wër ñooñu njëkk a xam un premier décès vice-présidente bu assemblée nationale kon liñ ciy def ak néew ci sensibilisation li ñu def nii ci sensibilisation lañ ko bëgg a boole sensibilisation boobu tamit buñ ko xeeb ku nekk la nga mën nanga ko def mesure yi nga xam ne moom la ñu wax en matière d'hygiène ñii di médecin yi wax ñu ko ne nañu xool médecin yi lii la ñu digal raxasu ba set jël antiseptique boo ko amul jëlal saabu bii dañ koy xeeb saabu ordinaire bii mën nga koo raxasee ba mu set kon ñuy wax rek ne fi mu nekk nii il faut que ñu jël lépp luy matuwaay ci wàllu prévention parce que lu tax may wax ñu jël matuwaay ci wàllu prévention le plus grand défi de tous les Sénégalais à l'heure actuelle moo di relever le défi de la prévention jël matuwaay yi fañ ba jàngoro bi du la jot ba ngay ñëw dugg ci état bu prise en charge waxoon naa fii ci live bii weesu waxoon naa fii ne leen gaañ risque bi ñuy am bu gën a garaaw ñun muy feebar bi bu yeggee ci phase terminale bi nga wax ne ay appareil respiratoire lañ la war a defal ak yooyu boo gisee suñu jàmbaar jooju Pape Diouf génn àddinaam loolu lañu wax démb lañ ko denc ci Segu Yoff loolu lañu wax indi woon nañ sax avion médicalisé pour yóbbu ko mi ngi nekkoon ci phase boobu ñuy def ay appareil respiratoire ak yooyu loolu yépp ñu ngi koy wax loolu dong la loolu laa doon wax di tirer alerte fii ne leen ñun Sénégal ñi ngi nara jànkonteeg ay jafe-jafe bu ñu nekkee ci phase yooyu la te phase yooyu mooy phase yu gën a compliqué ak luñ la mën a waxit France ak mooy phase yu gën a compliqué pour ñoom ñu régler ko kon ñun tamit fii lu ñu góorgóorlu matuwaay yi dina des ba nga xam ne ñaanuñu yàlla am ci nombre bu baree bari ñaar lañ ci amoon kenn ki suñu borom jël na ko muy Pape Diouf keneen ki ñuy wax ñu ne kooku moom moo sàkku ñu évacuer ko mu dem réewam kon bu nekkee ci phase biñ ci wàllu chloroquine bi waxuma professeur Moussa Seydi moo wax léegi ne li ñu seetlu ci wàllu chloroquine bi mooy ñiñ koy jox di leen faj fa la gën a gaawee léegi am na leneen loo xam ne dinañ ko yokk ci chloroquine bi coow li def see bari loolu dañuy leeral rek professeur Moussa Seydi nee na li ñu leen seetlu ci ñu ñuy hospitalisé bu leen joxee chloroquine bi ci la ñuy gën a gaaw a wér léegi dañ ci yokk leneen mais chloroquine boobu damay préciser timit ne malade buñ koy jox dañ la koy wax ba noppi jox la këyit ne la ndax d'accord nga wala d'accordoo li may wax nii docteur Aloyse Walid Diouf moo ko wax ci télé bi ñëpp dégg mu ne dañ lay jox nga ne d'accord naa ñu fajee la ko parce que lu tax loolu parce que dañuy wax ne dafa am ay effet secondaire amul garab bu amul effet secondaire dañ la koy jox ci buñ la koy jox ci notice bi boo ko liiree dañ lay wax ne la garab bi boo ko jëfandikoo léegi lii mën na la ci dara bu nekkee ne da nga am léegi lii boo ko jëfandikoo c'est vrai mais wax nañ ne niñ koy traité dañ leen di jox laaj leen ndax am nañ autorisation bi kon loolu nekk na lu am solo ñi ngi may interpeller ci wàllu vaccin yi man li ma jàpp ba jàpp ko
est-ce que mënees nañoo wax jamono yi vaccin jamono yi normalement sérum wala traitement lañ war a gën a fulaal que vaccin xamul tax ma wax loolu vaccin prévention lay def da ngay ñàkku pour prévention boog loolu laa xamante ci ñàkku prévention lay def prévention maanaam amagoo feebar bi ñu vacciner la mu prévenir la pour nga bañ a am feebar bi ba ñu nekkee ci école primaire ak yooyu yëpp loolu la ñuy def mais dafa am lenn lu ma jaaxal loo xam ne interview la boo xam ne dama leen di liiral benn interview bu ku nekk ci hôpital AIBD def ma jot ko lire mais dafa am lenn lu ma ci jaaxal ëlëm sama bopp moo tax ma ne woon loolu il faut que ñu xool defe naa mi ngi nii waaw Xavier Marie moom mooy DG Limac AIBD Souma dañ ko interviewé ci l'Observateur laaj ko ne ko une semaine après la fermeture de l'aéroport international Dakar Blaise Diagne les avions ont laissé le ciel de Diass aux oiseaux gestionnaire de l'aéroport le directeur général de Limac AIBD Souma Xavier Marie constate que le trafic s'est arrêté mais l'aéroport fonctionne ñu poser ko question est-ce que vous avez mis une partie de votre personnel en chômage technique avec la fermeture de l'espace aérien sénégalais mu tontu ne non personne n'est en chômage technique l'aéroport est toujours ouvert nous recevons en moyenne 5 avions par jour il y a des vols cargo qui déchargent du matériel pour la lutte contre le coronavirus comme les vaccins bi et autres des vols de rapatriement des vols sanitaires man li ma jaaxal mu ne moo ko wax de ma reprendre ngeen dégg parce que li may wax ne li may wax rek dama ko encadrer ko souligner ko parce que dafa ne personne n'est en chômage technique l'aéroport est toujours ouvert nous recevons en moyenne 5 avions par jour il y a des vols cargo qui déchargent du matériel pour la lutte contre le coronavirus comme les vaccins waaw ma ne leen man ba ma toogee ba tey jii di fanaanoo BFM TV LCI CNews ak fu ne CNN lépp di ko xool dégguma fu ñu génnee vaccin loolu tamit il faut que nit ñi tamit ñuy ànd ak dal ba tey jii soo déggee polémique bi am ci DJ Raoult ak ay moroomu nitam moo di rek dañoo gis ne loolu lañu gis ne mooy problème bi parce que moom DJ Raoult dafa ne est-ce que dañoo war a toog di xool nit ñi ñuy dee wala ñun suñ procédure dañoo war a mën a def li nga xam ne moo di lu gaaw pour arrêter li nga xam ne moo di pandémie bi moom loolu mooy débat bi loolu la ñii ne wooy dañoo war a def ay procédure pendant est-ce que war nañoo toog mii ak situation bi nu mu catastrophique dans le monde ñu toog pendant 3 mois di tester nit ñi di dee donc moom problématique boobu la posé vaccin ci li ma déggagum amagu fi parce que vaccin c'est curatif sérum mooy faj vaccin moom c'est préventif loolu la ñu pour prévention la koy jox donc tey bii kenn mënuñoo wax ñun te et puis bu ñuy wax sax vaccin waay ak a jékki ci Europe ñooñu ëppale nit ñu contaminé ñooñu ëppale dee France ñooñu ko ëppale Italie ñooñu ko ëppale Espagne ñooñu ko ëppale États-Unis ñooñu ko ëppale xanaa bu ñuy wax vaccin nañu vacciné ji foofu ba pare nañ testé foofu ñoom bu doxee ba pare ba mu leer nañu dox na ñu doog a ñëw xool fii vaccin amu fi xaw ma kii da ko wax ci juumte la mën na juum timit parce que peut-être moom tamit du spécialiste en matière de médecine gis na ay mbir yu ñëw xamul mais bu vaccin naree am moom
tubaab yi tongtongal di daw di génn Paris di dem ci seen maison secondaire yi nañ dem foofu ñooñu ñu testé fa seen vaccin bu nekkee ne vaccin bi mi ngi bàyyeekoo Europe nañ testé vaccin yi ba pare foofu nañ testé seen vaccin yi foofu mais ñun fii moom li may wax rek prévention rek gars yi nañu taxaw ci prévention bi rek jàpp ci nag teew bàyyi buñ ci taxawee gis ci loo xam ne mën nañu jural njariñ xam nga maa ngi leen doon wax fii ba le passé ne dañ sonn trop Sénégal parce que ni ñuy dëppee moodu man j'aime même pas ce terme damay wax ne diaspora bi Italie France Espagne jamono yi ñi ci léegi ñu nekk ci weer ak lu topp wala 2 mois de confinement liggéeyuñu xëyuñu gontuñu luñ amas néew di ko dundee démb am na benn soxna bu yëkkati kàddoom ñu dégg ko ci benn rajo fii daanaka mu reprendre li ma doon wax mu wax ne ñi ngi ñaan nguur gi ñu fexe ba gestu famille moodu yi nga xam ne ñoom ñi ngi nekkoon ci li nga xam ne di dimbale saa su ne guddeeg bëccëg seen askan famille moodu yooyu jamono yi nañ waxante dëgg diaspora ba ku fa nekk di tontonga di xëy di gontu di gët la nga amal sa néew dañ koy denc parce que ñu ngi ci confinement boo xamul kañ lay jeex confinement boo xamul kañ lay jeex ndax yaa ngi dégg France ñu wax ne est-ce que duñu yokk confinement bi Italie mi ngi métti trop ñooñu doon génn guddeeg bëccëg di xar seen tànk tubay li ñuy dugal ci réew mi ci koppar dama ne aide de développement sax dugalu ko fi ñi ngi may yëgal ne Italie ñi ngi ci benn weer déjà est-ce que du ko weesu ay Angleterre rek ñi ngi wax ne est-ce que du def 6 mois mais kon ñooñu nañu jàpp ñooñu ne ñi ngi ci jafe-jafe yu tar te lu leen wokki xuri fii lu leen wokk xuri fii laa wax ndax ñooy dimbale njaboot yu bare fii kon la ma doon wax mi ngi dikk parce que nee naa leen fii moom duñ fi nekk di wax joo xam ne du tegu ci kaw xeltu bu leer naññ ndax Sénégal moo ñu ñor moo ñu fas yéene ñor amul kenn ku nekk di fees suñu bët ci loolu may wax ne nguur gi nee na dinañ tàmbali li nga xam ne moo di distribution de vivres ci ñoom seen dogal bi ñu jël ñu ne Dakar Pikine Rufisque defe naa ak Thiès exclu ma ne sur quelle base lañu tegee loolu sur quelle base lañu tegee loolu ne gox yooyu duñu bokk ci ndimbal liñ leen war a jox xam nga tey ji ñi ngi dàq confinement parce que bu ñu dàqee confinement parce que dañoo xam ne Sénégal moom bu ñu fi tegee confinement fii dina métti lool ndax la may wax dangay am kenn kuy xëy 6 heures du matin pour wut njëlu tey njëlu même jour bi daw fu ne pour am ko te nañu góorgóorlu parce que xamul tax ma ne nañu góorgóorlu ci feewu émission bi dinaa leen wax lu tax c'est possible volonté la ak motivation tey jii ñu ne dañuy distribuer da génne gox yooyu dañu jàpp ne Dakar amul fenn fu ndóol Pikine amuñu ay jafe-jafe Rufisque ay jafe-jafe mais dama ne man mës naa def benn reportage boo xam ne fii ci àll demal dugg leen ci yenn gox yi rek am na yoo xam ne kenn du ko wax soo ko waxee day niroog stigmatisation donc du stigmatisation mais c'est la réalité nit ki balaa ngaa faj jàngoroom xam ko
motax may wax né du stigmatisation mais sur quelle base lañu décider lolu lolu la bëgg xam ñene ñu dañoo def ay études ba gis né zone yi c'est des zones nanti soxla wuñ ku leen dimbali soxla wuñ ku leen dimbali ñu mëna d'accord né ah étude bobu ku ko def mais damay wax né lutax bo leen ni campagne électorale jël ci ay saako ceeb di ko distribuer ci zone yoyu lutax bo leen ni campagne électorale yap ay L200 ay saako ceeb diko wacce ci gox yu melni ay Pikine ak yoyu lutax fu ne ngeen wacce ko fa ñu ne leen distribuer ay vivres ñu ne ñooñu waruñu ci bok nañu xol kay ñu yaxale leen nit ñi bu ñepp mën ci jot mais mënuñu ñew taxaw rek décider lolu parce que lolu mën na jur lo xamné ëlëk ak sëbru kenn xamul lu mu doon té luy gëna mandargal limay wax ni premier jour couvre-feu bi gis ngeen ciow li fi amon deuxième jour bi da nga jël plus de 300 personnes yo xamné ñi ngi ci autoroute bi di daw di ñibbi ay Pikine ay Guédiawaye pour lan pour bañ heure bi fekk leen ci mbedd mi ñu japp leen wala ñu door leen ñooñu ñoy sétéku fi ci Dakar pour lan daan sen doole nek marchand ambulant nek ci leneen ak leneen ñooñu ñoy wacc fi ci Dakar chaque jour ñom ñoo doon exiger ba am kenn ci am ku ci am xel mu rafet wax né bus yi nga xamné moy def bisu scolaire pour école yi comme Dakar dem dik tej ñen école yi nako duggal ci réseau bi président d'accord ci lutax tay ji nga gis bo demal Petersen 6h du matin wala 7h nga gis li fay wacc ci nit fan lañu joggé train bleu bi bamuy yeb fan la leen joggé mais sur quelle base nga mëna tok jek ba xag nga né zone yi duñu bok ci ñu ñuy dimbali mais dama bëgg nga expliquer mako mu leer sama bop ñom timit ñu xam lutax duñ leen dimbali bu nekké liñ leen wax amul ñu ne li ngeen wax amul mais ma leen wax ne fi image yaangi fi vidéo yaangi ci bañuy campagne élection présidentielle législative ak lo gis ngeen fi ay sac yu jaune ñu def ci tek ko ci ay L200 wër diko distribuer bir Pikine bir Guédiawaye ak yenen gox ak goxat kon parce que amna kenn ko xamne wax na amna wax ju am solo ju mu wax bëgg na ñu déglundo ko xam ko parce que c'est important limu wax bëgg na leen ko dektal ngeen déglu ko gis ngeen ko sax mais limu wax dafa am solo ci walu confinement bi ngeen may ma rek ñu andando déglu lolu gaay ba paré nak buñ ko déglo continuer suñu waxtaan ñëw ci téléthon spectacle dina ñëw ci téléthon spectacle parce que c'est important téléthon spectacle dina ci ñëw ñu déglandoo ki coronavirus bi dal na leen yalla muccal leen may leen wërté dara bañ leen ci jot quoi mais président Macky Sall bul tim suñu milliards nga teud ci teud palais sa lepp mat nga quarantaine dëkk bi amna situation yo xamne bu soti wulé ñun duñu am luñu dundalé suñu njabot yi il faut ñu dit la vérité bo né amo no mëna joxé 50 milliards yi nga wara jox population Sénégal bi ngay campagne soxla réew mi yow fexé nga ba sénégalais bu na jot sa junni wala mu jot sa ñaari junni nga défal say tisset lepp sédalé ko ñepp jot ci bu fekkenté né sa code yow bu la nexé sa jox ko wa APR yi am luñu lek ñom ñu tok seen biir kër yi ñun ñi nga xamné nekku ñu won APR ñun ñu baña am ñun ñu konné di gorgol boba sax yow ci 50 ñi la waté lon ba nga am 58% ñoñu dong buñu amé luñu dundé baax na ñoñu jox leen ñu am luñu dundé tok seen biir kër yi ñun ñi nga xamné waté luñu la won bayé ñu nga wañul ñu mesures président ñu konné nek suñu liggéey di gorgolu kon mëna dundal suñu njabot parce que ñun yaakaawul né yalla lañ yaakaar mais mëno tej dëkk bi quarantaine ko d'accord nañ policier yi ñëpp accepté ko nga mëna fexé ba population bi ne ci biir dëkk bi dootu ñu liggéey lan lañuy dundalé seen njabot yi lan lañ koy dundalé président Macky Sall lan lañ koy dundalé bul tok palé rek lek ba sour ak sa njabot team caisse noire du Sénégal dara manki wula
nga toog nag xawloo monsieur président yéen xamoo leen liy metti ci réew mi amoo leen doomu maçon amoo leen doomu manebar amoo leen mbokk maçon amoo leen mbokk manebar xam nga fan ngeen di jëlee seen i monsieur président vous êtes de vos 4 kilomètres seen i château ak seen kër yu rafet ngeen toog foofa problème yi Sénégalais yi di jànkoteel xamoo leen ci dara xamoo leen ci dara il faut ngeen xool seen mesures yi ngeen jël bu baax xool population Sénégal na lañ liggéey man bu la neexee ngeen emprisonné ma sama fou mais dama am ay doomu Sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi yaakaaruñ la yàlla lañ yaakaar mënoo leen a embauché mënoo leen a dugal fenn ñu ngi ñafe pour ñooñu saa ñu xëyee am lu ñu dundalee seen njaboot man am lu ñu dundalee seen li sama ouvrier professionnel di fayeeku sa enseignant yi ne ci sa biir école yi duñ ko fayeeku sama mën a bëri li ñuy fayeeku sa gardien yi duñ ko fayeeku ma ne sa gardien yi ngay garder loolu duñ ko fayeeku parce que da ngeen jël Sénégalais yi dafa leen ay salaire yoo xam ne ñi nga xam ne ay góorgóorlu lañ salaire yu bon mais sa quarantaine réew mi d'accord nañ ci ànd ak yow santé wu réew mi ñor nañu mais xoolal mesures prudentes yi oto yi di jóge ci usine yi di indi ciment ci raison yi jox leen ay mesures de sécurité ñu laver seen loxo yi jël ay masque ñu leen di testé mais nañ yóbbu matériel bi circulation bi am ceeb ak diwlin mën am ci dëkk bi nit ñi dem mais ni nga bëgg a jàppee réew mi ay innocent nga ñu bëgg a jàppee te ñu duñu ay innocent xam nañ ni muy doxee Italie bi ñu bëggee dimbali Modou gis nga dañ ko def vite fait soo nee xamoo yan mesure nga bëgg a séddale xaalis xam nga ko parce que président Macky Sall bi nga bëggee gagné réew mi nan nga def ba séddale xaalis ba Sénégalais yi watee la xam nga ko xam nga nan nga def am nga oto yoo xam ne ñoo doon ba réew mi sa oto yi ni nga defoon coordinateur ko 552 communes du Sénégal nga def ko 42 départements du Sénégal 14 régions nga fexe ba sa coordinateur communal yi amoon ay oto sa coordinateur régional yi amoon ay oto sa coordinateur départemental yi amoon ay oto mu nekk milliers de milliards ngay luy oto bu nekk 35 000 francs par jour di fol sol candidat minimum 20 000 par jour boole ko ki nekk ci biir oto bi nga joxoon ko lu muy jox militants yi pour ñu di ko fa teel dem ci dëkk bi la waxaat soo jëlaatee mesures yooyu ba ni nga gañe woon réew mi Sénégalais yi mën nga fexe ba ñu am nu ñu dimbalee seen bopp Sénégalais yi mën nga fexe ba ñu jot ceeb mën nga fexe ba ñu jot diwlin mën nga fexe ba ñu jot seen dimbal man soxlawuma sa dërëm soxlawuma sa ceeb soxlawuma sa diwlin am naa lu may dundale sama njaboot mais permettre ma Sococim laa wax di indi ciment Sahel di indi ciment Dangote di indi ciment muy accéder ci grande ville yi ñu mën a am matériel bi ñu liggéey oto yi jógee usine béton yi ñu mën leen autoriser ñu daw indil ñu ko ñu mën a am matériel bi ñun ñu liggéey soxlawuñ sa dara yi ñun ay Sénégal la ñoo xam ne ay patriote lañ li ñuy defal suñu réew la ñuy xool tooguñu fañ koy paccoo mais joxal sa militant APR yi ñu lekk ñoom toog ci biir kër yi ñun ñu nekkul say militant nga bàyyi nu oto yi di indi matériel ñu ne ci suñu chantier yi góorgóorlu pour am dara boo bëggee dimbali Sénégalais yi xam nga fan ngay jaaw pour dimbali Sénégalais yi mais mënoo tëj réew mi quarantaine ko te am benn mesure de sécurité bàyyi sa policiers yi ci mbedd ñu xamuñu sax lan mooy priorité mais dafa am priorité quand même. dégg ngeen waa jooju li mu wax te waxoon naa leen fii ne leen fii waxoon naa ko ci live ne leen mais lu tax dund gi mënuñu ko wàññi lu tax dund gi mënuñu ko wàññi wax naa ko bii passé live bi passé dund gi mën nañ ko wàññi dund gi mën nañ ko wàññi parce que suñu xoolee baril pétrole bi mi ngi ci $30 fi mu nekk nii te excuse bu état bi doon joxe toujours mooy baril bi dafa yokk nee nañ courant bi dinañ ñu nekk ci tranche sociale bi ñu fay xam c'est à vérifier c'est des informations à vérifier toujours kon may wax ne war nañu xoolaat mesures yi ñu réfléchir bu baax a baax ensemble na pour le Sénégal parce que kii li mu wax nii ay pertinence la nee na leen képp ku fi campagne fii di nga fexe ba sa oto dugg fu mu war a dugg ak moyens yi nga déployer pour mobiliser de l'argent pour la campagne électorale mais président Macky Sall xam na fu mu jaar te gis ngeen li tuuru ci xaalis ci biir campagne kon may wax rek ne nañu xoolaat décision yi ñuy jël sur quelle base lañ koy teg ci wàllu téléthon bi laay ñëw parce que dafa am démb ku ne dafa mel ni téléthon spectacle moo am nit toog dinaa joxe temps may la nga li nga digge kenn du ko mës a gis parce que démb Eliman Lam defe naa ak Aziz Ndiaye ak Serigne Mboup ànd na ñoom joxe seen chèque 120 millions ministre ba pour muy leer ñoom joxe nañ ko mu leer ci bopp sénégalais ne joxe nañ li nga xam ne moo di seen chèque mais léegi li rek naa leen wax lenn de képp ku fi digge te joxe woo xale yi ñoom ñu ngi ci réseaux sociaux yi di wax ne diw diggoon na ñaata temps
est-ce que joxe na parce que buñ dañ wax 1 milliard lañu collecté yenn télé yi di wax ay 100 ñi di wax 1 milliard ñi di wax lii ak lii ak lii buñ ko dajale woon ministre nag Abdoulaye Daouda Diallo am nga coow lu rëy a rëy parce que sénégalais yi dañuy jàpp ne képp ku ne ah xanaa kii góor la kay bu waxee lii dina ko def mais damay wax ne gis nga te ñëpp ñu diggee bu ñu nekkee ne joxe nañ Abdoulaye Daouda Diallo jamono ñi war ngaa yegg ci ay 3 milliards wala 4 milliards de don moo tax am nga coow lu rëy parce que sénégalais yi dañuy jàpp ne ka toog ca télé ba am fit gu rëy goo xam ne nee na dinaa joxe temps kooku dana ko def kon pour la transparence redevabilité sénégalais yi jàpp nañ lañ wax ca 2S jàpp nañ lañ wax ca TFM kon ñëpp ñu def téléthon te wax nañ dajale nañ lu toll ci 1 milliard ministre Abdoulaye Diallo Daouda Diallo wareef la ci yow nga génn ne man ci kees yi nga xam ne moo di don yu ñëw ci wàllu koppar lii laa yor lii la ma Abdoulaye Diouf Sarr parce que Abdoulaye Diouf Sarr daf ko génn ci këyit ba mu leer naññ ne ñëpp ku joxe lii nga joxe bind li ñu di joxe ñu comptabiliser ko mu mat sëkk mu ne jébbal naa ko ministre de l'économie et des finances génn naa ci man tal naa xeexu ko coronavirus léegi ministre de l'économie moom réglé mbir bi kon may wax ne wareef la comme dégg nañ xeetu téléthon bu ne ku nekk taxaw di wax ku nekk ngi taxaw di wax ne dinaa joxe lii homme d'affaires bu ne dinaa joxe lii ñu ngi may interpeller ci 1 milliard yu Tahirou Sarr joxe du mënuma ci commentaire mënuma ci def benn commentaire du lu constaté ko ci 14 milliards yi ñuy tudd nag plainte ya ma nga ca yoon am na ñu ciy def am nañu plainte yi mi ngi ci yoon nañ xippi xool suñuy bët ba xam fan lay mujjee pour l'instant mënuñ ci parce que c'est une affaire pendante à la justice donc ñu ngi ciy def am na liggéey bu ci nekk bu ñu paree nag on en reparlera bu ñu demee ba xool on en reparlera ndànk sans trop de bruit on en reparlera en toute responsabilité mais joxe na chèque 1 milliard mënuma ci def benn commentaire ci li ma ciy laaj mënuma ci def benn commentaire joxe na chèque 1 milliard de participation ngeen ñu koy rattaché ak 94 milliards yi mën na ni da ngay maandu 94 milliards yooyu coow loolu ma nga pendante au niveau de la justice moo war a traiter dossier bi ñu ngi xippi di xool ñun en tant que sénégalais parce que sénégalais yi yëpp bëgg nañ mu leer donc loolu c'est une affaire pendante la justice mënuma ci prononcer mënuma ci wax waw na wala tooy na ci mbir moomu laay waxee ne Abdoulaye Daouda Diallo fii ak semaine bii ak semaine bi ñëw war ngaa génn nga wax sénégalais ci dëgg-dëgg ñaata nga yor ñi dige woon te joxewun ñu lim leen ne diw dige woon na lii ñëwul parce que nag bëgg siiw Pape Diouf mi génn àddina teraanga bu ne defal na ko fii dans la plus grande discrétion mais ñu bëgg siiw di wax ne joxe naa lii ñu ne joxe naa lii mu mel ni concours la te ku nekk sa doole ngay demee dafa naan chef d'entreprise bu génn ci alalam muy privé joxe rek wareef la parce que am na waxtu woo xam ne réew mi toll na la taxawu na la wala dimbale na la defal na la ay passe droit yoo xam ne du yow yaa ko yelloo am na keneen ku ko yelloo woon yow ñu defal la ko am na keneen ku ko yelloo woon ñu defal la ko am na keneen ku ko yelloo woon yow ñu defal la ko te
teguñu ko woon lu ci jàppale kon nag bu réew mi soxlaa tamit jaadu na ñu woo leen ne leen ah gars yi dik leen yow Nigéria mën naa ko comprendre li ñu yor ci population dafa bari milliardaires yi foofu tamit dafa bari benn laa ci lim rek Dangote nii milliardaires yi donc ñuy wax rek ne lépp lu nit ñi di wax li jëm ci wàllu téléthon yi Abdoulaye Daouda Diallo moo ñu ko mën a leeral ne bii télévision ba mu defee téléthon ba noppi lii la ma jébbal ci xaalis ñu ne ah ñi taxaw seen télé ne am nañ lii lañ joxe ci xaalis waaye ñoom nañ wax kan moo joxewul woon kan moo doon bëgg wut tur kan moo doon bëgg wut tur rek pour ñu tudd la ci ñu joxe ku amul da nga toog muñ mais le problème hein loolu jar naa reer du course de vitesse wareef la sa askan nekk ci jafe-jafe parce que bu nekkee ne yow li ngay yëngu ci askan wi la jëm askan wi buñ ko toll te jënd yow nooy liggéeyee te nag président li ma daan wax ba la passé amaana mën nañ ko rafetal sax de mën nañ ko jàppee lu rafet li ma doon wax ba la passé ne luñ compal ministre yi 1 million mais Amadou Ba génne na 300 millions pour en matière ay produits yooyu génn ko defar ko waa Parcelles mooy li ma doon wax ak 300 millions génne nañ ko vidéo image def na ko ci bërëb ba muy yëngoo ci wàllu politique Parcelles Assainies 300 millions ñu ne en matériel la ko jënd pour waa Parcelles kon su ma ne président bu noppi woon rek ne ministre bu nekk dama bëgg nga indi sa participation wala ginnaaw 1 million yi ministre bu ne wareef la ci yow nga wàcc ci gox ak goxaat yi jàppale leen exemple Barthélémy ngi fi Diaz ak yeneen maire du moom rek Pala def na ko fi nga xam ne moo di Point E Pala Samb Banda Diop dégg naa ko ak yeneen maire yu moo ku lim juum wala fi di wax munoo lim ñëpp kon may wax ne fii ñu toll nii nañuy waxante rek ay dëgg ci yiw ci sutura mais tey jii président bés bu yëngaloon fonctionnaire am yi Sénégal rek nga fi gis ay fonctionnaire milliardaire yëngal douane mu yëngal ko yëngal douane yëngal domaine yëngal impôt damay lim rek ministère de l'économie et des finances mu yëngal leen yëngal trésor yëngal fuga laay léegi xaalis bu weex tàll tegu ci kaw table bi ak moom it ay jege ñaanam ñu ko wër ñoo xam ne ñu ngi leen di jiiñ xaalis boo xam ne dafa bari lool te ñooñu ba muy dem campagne participer woon nañ mobiliser woon nañ foo joxe kumpa mobiliser woon rek ci campagne jox président pour mu am 2e mandat président manes na la woon na la dama nekk nag ci xat-xat askan mbé ma woo fi nekk ni man maa leen woowoon ban fal ma léegi nag maa leen di woo pour ñu ñëw kaa leen ñu xool na lañu régler problème bi loi d'habilitation bi moo di ci pencub ndaw réew mi démb dañ den votel président loi pour mu mën a jël yenn loi yeeg décret yi sans pourtant mu jaar ci assemblée nationale loi yi yu bëree bëri mooy loi d'habilitation bi ñuy koy wax bi mu waxoon ne bi ngi koy sàkku ci assemblée nationale boo leen xoolee ba mu ko junjee bëri woon na lool
li nga xam ne coow avant ñu koy voter ci assemblée nationale Thierno Bocoum bind na def vidéo ne loi d'habilitation niñ ko présenté baaxul may wax fii rek ne kenn waxul Sénégal amul kenn ku bañ loi d'habilitation parce que on est dans l'urgence de lutter contre la pandémie on est dans l'urgence ñu ngi ci urgence bu tar boo xam ne mënuñoo taxaw fii di wax ne assemblée sax d'abord mënuñu réunir parce que conditions yi démb 33 personnes la ñu woon 33 députés conditions de sanitaires il faut ñu réunir ko mënuñu réunir à tout instant c'est impossible te war nañoo jël à chaque fois des mesures d'accord nañ ci loi d'habilitation bi mais loi d'habilitation source bi constitution la ñu bind loi d'habilitation bi amaana man mën naa gëm sax ne président Macky Sall du moo santaane ñu bindee ko noonu parce que amul sens dañoo bind na le président peut légiférer sur tout boobu nag moo taxoon gëstukat yi ñu ne déet Amadou dama lay wax il faut nga suivre sur information loi bi 3 mois lañ ko pour 3 mois la am na durée c'est une durée qui est réglementaire pour 3 mois et c'est écrit noir sur blanc c'est pour 3 mois parce que yaa ngi posé question wax naa dinaa ñëw sur loi d'habilitation maa ngi expliquer c'est pour 3 mois seulement loi d'habilitation pour mu clair alors may wax ne loi d'habilitation bañ ko bindee luy indi woon coow li dañ ne mënuñoo bind le président va légiférer sur tout déedéet pour lutter contre coronavirus bii dañ ne lutter contre coronavirus bi li am solo moo di mesure sanitaire yu ñu war a jël sécuritaire ak budgétaire ñett yooyu moo soxal li nga xam ne mooy du coronavirus sanitaire mooy mesure yi ñu war a jël budgétaire bu ñu war a orienter yenn somme yi pour dugal ko ci budget bi ñu xool nañ la ñuy fexe ba li nga xam ne moom moo nekk ci mesure yooyu ñu def ko mais mënuñoo ñëw rek jox ne président légiférer ci lépp loolu moo indi woon quiproquo bi ci waa Thierno Bocoum wax ci Ousmane Sonko bind ci texte ne pourquoi du ko voter expliquer ko waa PUR génn timit ne duñ ko voter Mamadou Lamine Diallo ne duñ ko voter loolu moo nekkoon coow loolu moo nekkoon coow ñu ne duñ ko voter mais xam naa président de la république wala ay nitam ba ñu déggee ne ñi bind loi bi peut-être que ministre de la justice moo demoon présenter affaire bi xam naa bëggoon na lu ko neex moo ci benn légiférer sur tout mais ba mu ñëwee Abdou Mbow moo def amendement ci texte bi ne leen c'est vrai que texte bi war nañoo préciser si yan la war a légiférer bu nekkee ne xeex lii nga xam ne moo di coronavirus moo tax loi d'habilitation bi jóg bañ ko amandé amendement boobu ñëpp d'accord ci parce que xam na ne loolu moo jaadu moo tax ma doon wax fii ba la passé ne il faut que ñuy déglu teg xel live bi defuñu ko pour ñu wax ay affaire déedéet dañ ko def pour ñuy déglu te xel di échangeante ku nekk wax li nga xam ne te ñu génn politique seppi ko fële parce que lii waral ne la preuve mooy Abdou Mbow ci fan la bokk du APR la bokk texte bi kam fan la jóge ministre de la justice fan la bokk du APR mais moo ko indi ñu amandé ko ñan ñoo ko voté majorité bi ñoo voté ko d'accord ci amendement bi xam ne coronavirus ak pandémie du déni de république wala déni d'état de droit maanaam du feebar yooyu day am rek république dootul exister
état de droit dootul exister mais lépp loo xam ne source d'inspiration constitutionnelle la ci yoon mais dañ ci war a légiférer encadrer ko ba mu leer ñëpp ba mu leer ci bopp ñëpp mais tout droit devant la dit droit de vie et de mort sur tous les Sénégalais mais coronavirus problématique bu muy poser c'est très simple c'est sécuritaire mooy mesure couvre-feu yeeg état d'urgence sanitaire décrété sanitaire ak lan budgétaire mooy xaalis bi bu nekkee ne da nga war a jël ay réorienter ay budget la preuve dégg naa ministère de la santé di fu ñu yokkal leen budget jox leen 5 milliards de plus gis nañ ko loolu dong la te loolu président Macky Sall mënu koo bañ xam tax mënu koo bañ tey ma wax leen lu tax mënu koo bañ parce que xam nga moom ci wàllu république dafa bari loo xam ne wax nañu ci ma bëgg rek soo leen ma ko mayee ñu àndandoo déglu président Macky Sall ci boppam lu mu doon wax ci wàllu république ñu àndandoo déglu ko parce que moom moo njëkk a gëm république ñëpp. La République, c'est des institutions fortes. La République, c'est l'équilibre entre les pouvoirs. Qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale, ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les... La République, c'est des institutions fortes. La République, c'est l'équilibre entre les pouvoirs. Qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale, ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les institutions s'effondrent devant une seule qui fait et défait selon son bon vouloir, nous ne sommes plus en République, nous ne sommes plus en démocratie. Et aujourd'hui, c'est le plus grand danger qui guette le Sénégal, qui mine jusqu'à l'existence de sa République, si on laisse faire. La démocratie suppose la bonne gouvernance. La démocratie suppose, je l'ai dit tantôt, l'équilibre entre les pouvoirs. Que ceux qui sont investis de missions publiques sachent qu'ils doivent rendre compte des pouvoirs qui leur ont été confiés. Et ça doit être un événement naturel. Mais lorsque dans un pays exiger que des comptes soient rendus devient un crime, je dis, ce pays est en danger. yéen a ngi dégg noonu président Macky Sall mu ne république ñetti banqaas la pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire mu ne bu nekkee nag pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire dañoo nërmeelu ci kanamu pouvoir exécutif nekkatuñ ci république bu nekkee ne pouvoir exécutif rek mooy dogal nekkatuñ ci république nee na réew boo fi nekkee yor alalu askan bi rendre compte dafa war a nekk banal mais kaay rendre compte rek nga ne réew mi day tukki loolu du république nee na démocratie moo laaj loolu moom moo ñu ko wax kon damay wax rek ne situation bu ñu nekk tax na pouvoir législatif nangu jël li nga xam ne moo di sañ-sañam may ko fii ak ñetti weer président de la république ñaan yàlla balaa sax ñetti weer yooyu ñu ciy yegg feebar bi jóge fi ñaan yàlla loolu donc damay wax ne bu président Macky Sall defee loolu ñaan ko ñu votel ko ci assemblée nationale day jaadu loi boobu ñu koy votel mu nekk d'inspiration constitutionnelle ñu encadré ko mu leer nañ ñu ne waaw lii président lii mën nga ko def lii ak lii ak lii ak lii ak lii ndax lii jëm na ci feebaru coronavirus mais
même Assemblée nationale démb Édouard Philippe premier ministre bu France dañ ko doon auditionné sur la gestion de la pandémie en France ak mesure yu ñu jël laata loolu ba mu bëggee confinement total dafa jël kayit gi yóbbu ko ci Sénat waa Sénat ne ko li nga bind nii leerul c'est pas clair bindal lu leer boo ñëwee fii teg ñu xool ndax jaadu na ñu votel la démb en direct ci France 24 il était auditionné par Assemblée nationale maanaam donte France mi ngi ci crise bu métti Assemblée nationale mi ngi dox wàllam ci wàllu république fii mais démb conseil des ministres lan lañ def vidéoconférence lañ def di président tweet ne ba keroog pandémie du fi jógee dootul toog ak ministre du conseil des ministres fee lay toog gars yi toog fee ñuy waxante muy interpeller ministre bu nekk mais moom buñ ko mën a def conseil des ministres mais tey ji assemblée nationale sax waroon na mën a am benn commission réduite boo xam ne dina woo le ministre de la santé teg ko laaj ko buñ ko tegee laaj ko ne ko léegi yow dañoo bëgg nga wax ñu pandémie bi weer a ngi nii lan nañ ci defagum lan mooy mesure yi comme tey ni mu ko defee ci conférence de presse ñu koy saluer na parce que tey jël na ñëpp moom wax na docteur Abdoulaye Bousso bi nga xam ne moo yor centre des œuvres xawma lan bu yor affaire épidémie yi moom moo ko yor kuus ñëw na toog wax à part moom ki nga xam ne mooy Moussa Seydi ñëw na wax ki yor Institut Pasteur ñëw na wax ki yor li nga xam ne maladie bu bu demee ba garaaw a garaaw affaire phase terminale bi ki war a faj ñëw na toog wax mais aux États-Unis qui est le pays aujourd'hui le plus atteint lan lañ fa gis républicain ak démocrate ba Trump waxee ne day génn li nga xam ne moo di projet bi ne lii la fas yéene def pour pandémie pendant 10 jours wala lu ko topp dañoo xeex xuloo waxtaan xuloo ba juboo ndax président bu nekkee ne dafa woo ay opposition di leen wax ku nekk dem wuyu ji ko nag te mu sax ma meli melo boo xam ne des fois da ngay wax ne x am na logique ci ñi mu rencontré au niveau du palais te mu war ko moytu nag wóorul parce que corona bi lu ma sama benn wëllëre bu nekk ci nguur gi dafa mel dafa singali autorité politique yi dafa mel daf leen singali kon moom ci boppam dañ ko war a aar aujourd'hui mooy ca bi mu soxla na ko dogalal ay ca ñu ngi sa ginnaaw mais ça n'empêche pas que ñu mën a wax bu nekkee ne kay léegi ñun dañuy d'accord ne li ñuy wax nii ne amatul benn institution kon na leen dissoudre jël caisse noire yeeg budget yi prévoir woon yëpp def ko ci lutte contre pandémie bi amul njariñ mais ñooñu dañuy doxal seen wàll mais dañoo toll ci période boo xam ne war nañ ko jox loolu jox nañ ko mais dañ koy encadrer mun ñoo tëb rek ne tout dafa yomb trop tout mooy lan coow li foofu rek la nekkoon coow li nekkutoon feneen ku ko yóbbu feneen tamit yaa ko bëgg a yóbbu di wax ay wéy les politiciens mbatati mbatata fii politique amu fi kenn talu fi politique invité wuñ sax homme politique far
nañ toog ba ñu pare ci lii parce que ñoom chaque jour ñu ngi fi kon nañ ñëw toog ba pare ci lii ñuy xeex ñun ñëpp ñu àndandoo xeex loolu moo ci am solo beneen mbir bi am na ku ma interpellé ci affaire faux médecin bi am na évolution am na évolution bu am solo boo xam ne ñu ngi koy seetlu ci dossier bi parce que gaa yaa ngi enquête moom ci boppam avoué na ne dañ ko moom ci boppam avoué na ne en fait je ne faisais que mentir moom moo ko wax te puis xam nga ñi ngi daan wax benn mbir ne way dañ ko jox li nga xam ne moo di carte médecin ni nga ko joxee ministère nee na dañ ko defarul ku ko defar sax jàpp nañ ko ku ko defar jàpp nañ ko ki ko defar jàpp nañ ko moom ci boppam xamle na ne lim def yëpp da ko doon inventé wax na ko je facturais mes tests de coronavirus à 100 000 francs après les prélèvements sanguins je versais le sang dans un labo loolu yëpp moom wax na ko kon moom ci boppam mi ngi ñëw di wax ndànk-ndànk li nga xam ne moom moo xew te ñu gis ne timit ku nekk yaa ngi ñaan ndimbal di wax ne way ñun il faut tamit ñu bokk ci il faut fi ñu bokk ci waaye duma jóg ca la ma waxoon di ko waxaat dama ne borom hôtel yi nañ ñu wax ndax forfait lañ jox King Fahd ak Ngor Jaaraama parce que loolu il faut ñu leeral ko Sénégalais yi King Fahd ak Ngor Jaaraama dañu ko jox gratuitement wala lu tax nan lañ ñu ko joxee loolu faaw ñu xool ndax dañu ko jox gratuitement wala dañ koy fay te tamit président na wax ministre mi buñ ko xama mën nañoo ragal génne xaalis bi wante nee na ko na wax ministre mi yëpp na leen jënd leen ay produits ngeen joxe ko seen gox yi ngeen di yëngu ñu ko ñeneen ñi defee waaw ñu def ko ñooñu buñ ko defee dañ ci am loo xam ne dina jariñ askan bi ñu bari ñi ngi wax ne interaction bi bëgg nañ ko d'accord dañ ci liggéey mais des fois interaction bi tamit li nga xam ne mooy indi problème bi ci interaction bi tey bari ñu bëgg a dugg thème bi ñuy waxtaanee ñu génn ci thème boobu parce que lu may wax rek nañu nekk dans la sensibilisation nekk dans la ku nekk jël sa responsabilité tamit par rapport à ça parce que réew mi toll na may waat ba tey ji nag suñu leader politique yi gisaguñ leen de parce que boo leen capable jël ay millions dugal ko seen campagne électorale pour dugg ci gox-goxaati pour laaj baatu réew mi baatu askan bi ngeen leen koy laaj tey nag askan wi ñoo leen di laaj seen alal pour ngeen participer tey askan bi ñoo leen di laaj ngeen participer joxe seen alal wala ëllëg ak si biir rek boo leen bëggee laaj baatu askan bi ñu ne leen yéen est-ce que ba coronavirus bi ñëwee gisoon nañ leen audience rek leen gis de président recevoir leen mu jeex te lii de réanimation yi ñuy wax lii de 446 la ñuy wax mais am na nee na 56 appareils respiratoires am lu ñuy wax loolu la ñuy wax yoo xam ne mën nañ ko utiliser xam nga li may wax gars yi rek fii sabotage mënu fee am parce que li ñuy wax ñun daf ñu ñor
gis nga ñi dugg ne dañuy saboter mun ñoo tee bañ a wax lu ñu xalaat donc nañu noppalu xam ne on va tolluñu fu mu nekk nii ci li nga xam ne moo di ay liggéeyal askan wi lañ gën toll donc ñoo ñëpp dañuy wax rek ne li ñu war a def dinañ ko def continuer ko chaque jour nag am na live yoo xam ne dinañ ko fas yéene def sax guddi yoo xam ne dinañ ko def guddi waxtaan ak nit ñi ci li nga xam ne moom moo am solo donc li ñuy wax rek ne nañu àndandoo gën a xeex gën a farlu respecter lii médecin yi wax te mu nekk li nga xam ne moom la ñu digle te digle ko te c'est important te comme digle nañ ko nag ñëpp ñu ànd ci kon gars yi defe naa li ñu waroon waxtaanee tey yegg nañ ci wax nañ ko bu baax a baax nit ñi dégg nañ ko ñu xool ëllëg ak si biir nu ñuy fas yéenee rek continuer li nga xam ne mooy seen live ñuy wax ne réew mi moom ñuy dalal xelu ñëpp ak lu ñu mënta defit ten ci wax falaa budd loolu moom falaa budd ndax ñëpp lépp soxal kon ñu àndandoo rek sant gërëm ñi nga xam ne ñëpp duggoon nañ ci live nga xam ne indi nañ seen participation ci li nga xam ne moo di live bi par leur écrit bind nañ wax nañ interpellé nañ te du lépp lañ mën a wax dafa am loo xam ne dañ ko wax ñuy wax gars yi nañu abonné rek bu nañ abonné ci page bi rek ba nga xam ne dina nekk des moments d'échange bu ñu demee ba nga xam ne lu tax ñu koy defee ci xam nga daawuñu ko defee sax ci formule bi daa nañ ko def ak caméra nit ñi di wooteeg yooyu mais situation bi fu mu toll même ci bérébu liggéeykaay dañuy wàññi li nga xam ne moo di personnel bi pour lan ñu fexe ba rek nit ñi tamit bu nekkul ci confinement ñu ñoo xam ne timit fagaru daal parce que ni ko Moussa Seydi waxee professeur prévention rek buñ ko defee moo gën prise en charge kon ñuy wéy ba tey ji di leen sant di leen gërëm di leen wax ne incha allah suba ñu àndaat ak yéen yeneen mbir yu ñu war a waxtaanee mais lépp nag jëm ci xeexu coronavirus ñëpp jëm ci xeexu coronavirus duñ fi nekk ci ay débat yoo xam ne mën nañ ko wax après voté nañ loi d'habilitation pour 3 mois may président de la république mu jël ay dogal ñooñu ñëpp dogal buñ mënta jëlit mu jël ay dogal sans pourtant mu yegg may nañ leen ko kon ñooñu jox nañ leen dogal bi kon léegi moom mën nañoo wax ne président de la république yaa xam nooy raase si cëggalu ñay ñu ko wala fi di waxe donc gars yi desitu lu dul di sant di gërëm ñëpp buñ fi yëkkatee kàddu yoo xam ne waruñu ko woon wax ñu ngi si jéggalu ñëpp di wax ne kon noonu duñ def lu ñu tàggatoo di joxe un message de soutien fort à la diaspora parce que xam nañ li ngeen di dund kon ñu ngi leen di jox
message fort de soutien ci période de confinement bi ngeen nekk kon yàlla ñu yàlla jàppale musal ñu ci lu baree bari te tamit yàlla def confinement boobu ngeen génn ci boo leen ci génnee yàlla def tamit seen yëngu-yëngu départ parce que y aura un après coronavirus boobu laa gën a tiit sax man ce sera une sorte de récession économique boo xam ne di nga gis ñu baree bari nekk ci ay jafe-jafe kon ñooñu li may wax rek ne bëgg nañ suñ gën nekkee ci récession économique boobu nit ñi tamit ñu dimbali leen kon Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg sax fi feebar bi jóge fi tabbi géej mu wax dem fenn mu dem géej baax a baax kon jërë ngeen jëf waa diaspora bi jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñooy topp chaîne YouTube Dakar Matin di wax rek di leen sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah suba 11h ñu continuer suñu waxtaan jëm ci coronavirus jërë ngeen jëf